asalaamaaleykum mbokk yi di seetaan télévision Dakaractu mu di seen site internet bi nga xam ne dañ ko ràññee ci réew mi ci tasum xibaar ci campagne bi mu dooree ba léegi ñuy baaxoo bu yàlla sàkk di ci dalal ñi nga xam ne dañ bokk ci kujje politique bi di xëccoo ci wàllu députation ci législative bi ñu jub tey jii ñu am mbégte nag dalal soxna si di Aïda Mbodj nag ñenn ñi di ko dàkkantale la Lion di Bawol xam naa dinañ wax lu tax loolu di am mbégte itam di janoog ki nga xam ne moo di Badara Diop bés bu yàlla sàkk ñuy seq ak ñi nga xam ne mooy suñu gan li nga xam ne moo di laaj yi sëñ Badara ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay El Hadji Guissé am mbégte comme ni ñu koy defee chaque jour di janoog yow ci émission bi nga xamante ni moom moo di débattre campagne di si recevoir tête de liste yi. am mbégte également ak bànneex tey jii di ci recevoir ki nga xamante ni moom moo di Aïssatou Mbodj comme ni nga ko waxee diriger li nga xam ne moom moo di coalition ànd saxal liggéey te yaakaar naa ne li nga xam ne moo di débat bi askan bi di ñu seetaan dina si jëlee njëriñ bu baax a baax. soxna Aïda ñu ngi lay nuyu. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim El Hadj maa ngi lay nuyu jël nuyu bi nga xam ne yow laay moom laay nuyu yàq Alioune Badara. di ko teg ci loxo Serigne Diagne mu nuyul ma Dakaractu yépp ak seen équipe ñi leen di seetaan ak di leen déglu ak di leen suivre parce que site bi ñuy suivre la te ma di leen encourager bu baax a baax. alors bu ñu soxna Aïda Mbodj ne nekkoon na fi ministre d'état sax ci jamonoy Ablaye Wade toppatoo ci wàllu jigéen ñi ak li ñu tuddee ministère de la femme de la famille. nekkoon nga itam député ci assemblée nationale ci jamono jooju nekkaat député ci jamono jii nii mu di ci nguuru Macky Sall ak bu Ablaye Wade ñu fàttali ki itam yow nekkoon nga maire Bambey ci at yu yàgg ba ci 2014 bi nga nekk présidente du conseil départemental bu Bambey ñu jëlee woon la fa mu andi woon coow lu bëri waaye teew ci assemblée nationale itam. nga jiite groupe parlementaire libéral démocratie mu nekk itam loo xam ne lii juróon na coow lu bëri ci assemblée waaye mujjantal gi yoonu assemblée bàyyi woon may na la nga jiite la loolu yëpp bu ñu ko tënkee mu wane ne kon ab jigéen bu yàgg xeex nga ci wàllu politique ba tey nga continuer di ko def soxna Aïda looy daw. bay daano loolu ndawuma sama bàjjen bu baax bu aji fat jeeñan yal na ko yàlla yërëm daf ma daan wax rue Ribet angle Neuville la dëkk à Saint-Louis daf ma daan wax ay Aïssatou ma ne ko ñang ba tagge ko ma ko raag faa binte ndongo ma des bàngooy mu ne ma koo dund dangaa def fi fu koo dund dama exister am lu ma porté mooy le leadership féminin aw ma droit faillir fu ma toll damay projeter image d'une battante fu ma toll damay projeter benn image boo xam ne dafa war a servir de modèle loolu rek la boole ko nag gëm yàlla gu mat sëkk parce que dama gëm ni sama destin la sunu borom moo ma ko teg du bànneex toujours parce que coono la ci étape bu nekk étape boo laaj rek coono la mais nag dañ ko nangu parce que suñu destin la loolu la ñu yàlla sant mooy li nga xam ne moom la ñu sàlloo mooy servir doomu aadama yi mooy servir askan wi mooy nekk ak askan wi parce que mënoon nañu nekk leneen parce que étage yi nit ñi di binde seen kër yi pour que buñ fa toogee kenn du leen jot def nañ ko tam waaye duñ fa toog loolu mooy nattu bi nga xam ne moom la ñu yàlla teg pour ñu war a nekk ak doomu aadama yi te dañ koy assumer dañ koy nangu yàlla nañ ci yàlla jàppale. sëñ Badara soxna Aïda Mbodj bi ñu dalal moom moo jiite coalition ànd saxal liggéey mu di yow da nga fas yéene demal sa bopp ci campagne bi dox ngeen fi mu ne nii benn semaine muy bés bu ay lan nga yëg ci campagne bi ci ak askan wi nga xam ne jot nga koo gis parce que yow da ngaa door campagne bi sax balaa muy commencé. man defe naa sama campagne dina yomb parce que man li ñuy wut ci campagne ci nit ñi la nekk. te man dama yàgg ak nit ñi te dama nekk ci biir nit ñi néguma ba campagne jot may dem di seeti nit ñi walla may bëgg a maasendoog nit ñi
man dama ko def parce que sëñ Fallou Mbacké mu baax mi daf ni woon jote balaa joote da ngay joteeg nit ñi def ay relation établir ay relation ak nit ñi balay dara di xew muy joote bi moo tax mu ne woon jote balaa joote su fekkee ni dafa am lu la yàlla binde muy yaru taalibe mu mel ni dañ laa tarbiya ba mënoo lekk yow kenn mënoo naan yow kenn am nga sens du partage su fekkee ni campagne jotul nga di ko def ak ay nit di ko def ak sa njaboot d'abord di ko def ak say dëkkandoo di ko def ak say militant di ko def ak say responsable man ma élage maa ngi lay xamal ne la mënuma lekk man kenn jaral na ma xaar nit ñi ba ñu ñëw ma bokk ak ñoom lekk parce que il est vrai que éducation la dañ lay yar ci këru pay kër gu mag goo xam ne da ngay tàmm lekkandoog ñëpp mais aussi le sens du partage yàlla jox ko ñëpp nga xam ni tant que séddoo woo doo am jàmm yenn saa yi na la porter préjudice parce que da ngay séddoo ñu gis keneen koo xam ne moo la ëppale te du séddoo ñu defoon yaa ko ëppale parce que loolu lu yàlla di teg nit la lu yàlla di binde nit la ci xol lay jóge donc dañ cee sant yàlla bu baax a baax a baax toog foo toll di nuyoo di joxe loxo di dugg ci ay oto di def lan kii loolu dafay niroog cinéma bu dee da nga koy door a commencer mais su fekkee ne nag sa bind la woon naka jekk da nga bëgg laamisoo naka jekk da nga bëgg dugg ci jigéen ñi naka jekk da nga def say fonction permettre la ko aussi parce que nag mënoo nekk ministre de la femme di def ay quinzaine de la femme di niroo léegi jigéen ñi seen satisfaction bi gën a mag bi temps bi ñuy bañ niroole mais dama ne leen jigéen ñi ñoo bëgg niroole dañu bëgg benn bis bi ngay ñëw ci ñoom ñu niroole ak seen ministre koo ci dem ci néegam fekk ko photo bu rafet mu bokk kook yow ngeen bokk lu ngeen niroole tey jii mu sentir ni man jege naa ministre bi tey man tam ministre laa ca fa ma dëkk loolu dafa am solo day booster le leadership féminin day tax jigéen ñi gën a wóolu seen bopp gën a xam ni ñoom am nañ taxawaay parce que ñoom dañu am taxawaay jigéenu Sénégal dañu am taxawaay am taxawaay ci réew mi am taxawaay ci économie bi am taxawaay ci politique bi am lépp loo xam ni nit war na ko def donc sa warugar yow bu la yàlla jiitalee mooy nga def tout pour seen taxawaay boobu gën a dëgër nga won leen ni leen man de maa ngi def lii mais non seulement yéen a ma ciy jàppale mais yéen mën ngeen a def lu gën loolu. Absolument alors gisee mu ngi la koy tooñee léegi à l'entame de l'émission nga naan ko àndaloog coalisé woo sa parti bopp nga demee dañu la dégg ngay wax souvent naan coalition de partis politiques yi ay coalition d'arnaque la loolu moo tax tey jii nii peut-être nga demal sa bopp demoo ci ñoom fan nga koy teg bu ñu gisee ne sax parti démocratique sénégalais bi nga bokkoon ñoom daal dina ñuy booloo ci coalition boo xamante ni dañuy fas yéene demal dagani baatu askan bi te ki nga xamante ni moo nekkoon si leader di maître Abdoulaye Wade moom moo jiite coalition boobu. lu tax nga ne nekkoon man Abdoulaye Wade mooy sama leader man mënuma am beneen leader bu dul Abdoulaye Wade loolu moom sama conviction la moom laay doxal mook sama taalibe ñoo yem. du ma ne kenn. gëm ma ne murit laa du ma ne kenn gëm ma ngir tiijaan laa juddoo du ma ne kenn seexal nañ ma ci xaadir yi du ma ne kenn may yaayu waañu kër Cheikh Omar Foutiyou loolu yoonu kenn newu ci sama digganteeg Wade moom xam na ne man doomam laa te gëm naa ko man xam naa ne doomam laa te gëm naa ko loolu laay def leneen li ci des mooy xam na ci man ne damay am conviction bi ma am mooy lii opportunité la élection locale ak élection législative loolu nit mënu ko génne sama bopp kuy politique ku ne di acteur politique war a dagaan baatu réew mi am loo représenté ci réew mi presse rek ak seen rédaction yi rek waru leen cee wane ni man mii acteur politique la sénégalais yi dañu am droit ci ñun droit bi ñu am ci ñun mooy dañu war a xam kan la ñu yebal assemblée actuellement Benno Bokk Yaakaar ñu ngi diriger la législature la plus nulle muy le 12e législature. te nga bokkoon ci. bokkuma ci Benno Bokk Yaakaar laa la ne ñoo ko diriger. parce que foofa lu fa xew ñooma. mais bu ñu wax 12e législature. peut-être mënuñ ci génnee benn député boo mën a gis ci àddina. majorité baa ko yor. kooku moom c'est indéniable loolu lu leer laa lay wax. en sachant également que ni bépp député bu nekk ci 12e législature majorité vous êtes comptable du bilan de cette législature. bul yàq sa émission parce que boo duggee ci loolu rek yàq sa émission ndax du ma ko nangu di jooy. du ma ko nangu di dee. majorité moom mooy déterminer législature majorité boo gis d'autant plus que. su fekkoon dafa nekk benn majorité neutre
mais dafa nekk majorité aux ordres majorité boo xam ne borom réew mi ko jiital di indi ay loi am ñu di ko tàccul di def lu ko neex. mécanique di comme on dit di bummi am majorité mécanique am. ministre yi itam di ko ci jàppale bu baax a baax. le ministre du budget bu ñëwee du wax ak le groupe minoritaire groupe majoritaire lay dem ñu dem ca hôtel yi bakkane ya mu fayal leen fa séminaire xaw ma xaalis dina am xaw ma per diem du am sànqaleñ na topp ñu diwa suukar. absolument gisee ma terminé ci benn kii la figuration rek la pour wane ni nous sommes un pays démocratique. tout à fait la preuve boo gisee bi ñuy jox groupe parlementaire bi mu indi coow mooy dañu bëgg benn groupe parlementaire boo xam ne dañu wax ñu ne est-ce que mais ñun noppiwuñu di dénoncer ni groupe majoritaire bi mooy doxal ñu nangul leen ko ñoo yor seen majorité ñu nangul leen ko bañ nañ ko ba bu ñuy répartir minutes yi di def un débat organisé. premier ministre ñëw wala déet Moustapha daf naan ay de ma may leen nangam bi donc pour moom mooy maye du député may député de du président de groupe may président de groupe mais def naan ma may leen. parce que loolu mu bëgg suñu nattu nag amati beneen nattu bi mooy président assemblée baax na lool sage la mais nekkul seen parti ñoom donc il avait besoin lors de la 12e législature de donner des gages Abdou Mbow bu tuuti bi moom mooy mujj di joxe déclic bi boo leen ko seetloo assemblée mooy jëkk a wax lu mu wax ñoo ñu rangé ci parce que mooy nettali di palais. honorable ma terminé boo bëggee rek débat bu tegu ci yoon. incha allah bul ma ci jéem a jox benn responsable. amul benn problème. voilà nangoon nañ la ko alors madame Aïssatou Mbodj ñu dem ci benn yaa ngi doon wax léegi ci maître Abdoulaye Wade ak gëm-gëm bi nga xamante ni moom xam na ne yow am nga ko ci moom alors dégg nañ la également nga ne ci tubaab je vais aller chercher la majorité et revenir vers mon père. parce que c'est ça est-ce que gënul woon a rafet tamit doom ji des ci kër baay bi ànd ak. mag yeeg rakk yi xeexandoo gañandoo non parce que finalement ña fa nekk wane nañ seeni limite. ok parti bu day ni PDS soo toogee tey di def ay coalition ba coalition yi di frustré loo say militants. absolument yi nga xam ne c'est des militants légitimes c'est des gens yoo xam ne ñoo fi nekkoon depuis 2012 ñu ñàkk pouvoir bi ñeneen ñi demee ñoom ñoo fi toogoon. bi ñu fi toogee toogu ñuy fi yàccaaral dinañ jël seen xaalis jënd crédit dinañ leen wooy yéen journalistes yi dinañ leen kar fu ngeen nekk visible ñenn ñu di leen tëj mais ñooñu dañu am légitimité bu day ni war nañ leen a liggéey bu toll ni ñun war nañu mën a dëgër ba mën a demal suñu bopp man loolu dong laa bëgg ci PDS. tout à fait man dama bëgg PDS gëm boppam ba ñuy dem manko aussi d'accorduma yéen ñëpp dégg ngeen ko d'accorduma parce que dama ne alliance contre nature la boo xam ne du jur li ñu neex demuma te ba ma fa demulee itam ñoom ba ñu demee Ablaye Wade du woon seen premier choix parce que ba ñu demee yéen ñëpp a ngi fi Omar Sarr moo doon xëccoo ak Khalifa Sall Ablaye Wade xëccoowul ak Khalifa Sall la tête de liste na leer kon lu fa Ablaye Wade wuti ba ñu demee ba dellu si te ñoom mënuñoo ñàkk ku ñu làqu ci gannaawam ba ñu demee ba dellu si xam ne ñii du ñu ànd ak ñoom il faut que ñoom ñu wut daal ku leen gunge mel ni ñemewuñ ci yoon wi te man nag damaa bëgg nag ñoom ñu ñeme ci yoon wi ñoom ñemewuñ ci yoon wi. bëggoon nga ñu jiital jamono yooyu wala. déedéet loolu xalaatuñ ko. fekk na yow taxawoon nga sa yoon ba pare taxawlu ma dara maa ngi wax ak ñoom. mais ku añaane sa dono sa deewin dafay ñaaw loolu it seen xol mayu leen ko te buñ ma jiitaloon ma jiitu parce que man ñeme naa jàkkaarloo kii man kii ñeme naa jàkkaarloo moom. mais ñoom ñemewuñu ñoom il faut mu am toujours benn mbañ gàcce. soit ñu dem ca gannaaw maa ngi koo Khalifa Sall. est-ce que joué nga rôle wala facilité loo xam ne war na mën a aw ma baat ah bon aw ma baat du ma pëlee ni potentiel même ba ñu demee di campagne di seeti nit ñi pour restructurer le parti dañ maa écarté ci lu leen leer yéen wax naa ko ba tey dañ maa écarté ci tournée yi coordonnateur Moustapha Mbaye mii seen correspondant au niveau du Bawol moo ko jëkk a bind que samay militants ñu ngi mettitlu li tax un leader d'une grande envergure de la dimension de Aïda Mbodj ñu wëlbati ko écarté ko ci tournée bi te muy présidente groupe parlementaire. sa démarche lañ fegul woon wala dafa fekk ne dañ la bëggoon a écarté. ñoom ñoo bëggoon a écarté ma parce que boobu décidé nañ ni législature 13e législature bii duma ci bokk. waaw te mel na ni sax loolu ñu décidé woon mel na ni kii fi nekk sax xawoon na koo yëg ba naagu woon ci Bambey. kii fi nekk moom bu tudd ba léegi yaa ngi naan kii fi nekk mooy sama bureau. lu ko neex lay def ci kaw Aïda Mbodj moom day doxantu ci sama maay di doxantu ci kaw Aïda Mbodj kon kay du ma ko tudd
ndobin bi gisee ku rey ku ndobin rey sama boo gisee lu ñuul da nga koy may. parce que dama dégg sax nga sax moo ma dàq sama conseil départemental. moom moo ko nangu de kenn nangu ko parce que ministre boobu ministre bu ndaw boobu du moom moo ma mën a jël ci conseil départemental tey ministre bu ñu nommé man may ko ñu élire. ni ko man may ko ñu élire. xam nga ne loolu moo su amee. ñuy jalgati texte yi te kenn du ci wax. Cour suprême ànd ceeg ñoom ñëpp ànd ceeg ñoom xam nga ni ba fi mu nekk ñu toll ci rabat xam nga ni moom moo ko maye. alors gisee xanaa ñu rappeler internautes yi ak téléspectateurs yi ñuy seetaanee tey jii seen émission débattre campagne ñu ngi recevoir ki nga xamante ni mooy soxna Aïssatou Mbodj daal di diriger liste bi nga xam ne moom moo di ànd saxal liggéey alors Aïssatou Mbodj gisee boo ma ko mënee baal laataa ma lay jox ki li nga xam ne moom mooy nga dawal jamono ji ñuy def émission bi gis nañ ki nga xamante ni tey jii moom mooy maire bu Bambey di Gana Ndiaye en l'occurrence ñi nga xamante ni ñoom ñooy di seen adversaire ñii di APR daal dinañ koy foqati seen loxo en pleine campagne lan la lay def yow mi nga xamante ni moom jege na woon lan la trop. heureusement que yaa ngi juum ci sant bi parce que xamoo ko maa ko wane loolu la yàlla dogal. mais du ñoom adversaire mënuñu ko foqati kilifa ga la. moo ko recevoir jox ko xaalis ni ko na dem xeex ay. ah bon xaalis. ah oui dañu wax ale kay. léegi mais vraiment bul yàq encore une fois sa émission. parce que non parce que da ngeen de confiance lay niru. en pleine campagne moom moo si gën a gaaw lay def booboo ci gën a feeñ kay mais mu ngi ci xaalis kay dañ lay wax ne la ñaata la. kon nga ne élection yi xaalis dina ci am yoon bu wér mu ngi circuler mais nag xam nga man moom sama xel dafa dal parce que man dama pratiquer Bambey. Bambey dañ dul fonctionner noonu. boo gisee 2014 ak élection locale yi ñaari ministres yi ma jàkkaarloon te gañe leen ba mu dàq leen mais ay ministres en fonction la ñu woon ñoo gën a garaaw. mais am na ko gañe benn localité au niveau de Bambey de. ay ministres en fonction la gañe nañ kay. gañe nañ mais ñun tam gañe nañ ñu nangu ko. gañe nañ ñu nangu ko teg ci seen tànk ba maire ba ca boppam ñëw ni gañewu ma woon mais dama rapproché wu de la paix. loolu Bambey moom c'est du n'importe quoi loolu boobu moom. vraiment bala may tëj volet boobu dama lay wax rek ne la c'est du n'importe quoi ñu ngi jéem lu nekk. mais nag Bambey dañu umpale ci ni waa Bambey duñu fonctionner ci xaalis suñ doon fonctionner ci xaalis du ma nekk opposition di gagner devant 2 ministres en fonction suñ doon fonctionner ci xaalis kon ba léegi Aïda Mbodj du ne dama ni. ñu naan ma c'est-à-dire que Bambey bu ñuy wax ay exception sénégalaise dañuy wax l'exception bambeywaise. ñun dëgg dafa nekk ñu am maanaa ñoo xam ni doxuñu ci loolu te teewul nag taxul nag nekk surga kenn luñ la bëgg a wax dinañ la ko wax luñ la bëgg a def dinañ la ko def suñu ñëwee di la seet soo ajoo ñu dem seet yoon wante nag bu bëgg Bambey rek jotee bu taxawal Bambey jotee dañuy taxaw loolu Bambey la am te wane woon nañ ko te ba léegi ñu ngi koy wane parce que luy doy na. parce que comme que moom dugg na ci ba mu jaral ko muy woo ay nit en pleine campagne. di leen jox xaalis ak oto pour ñu ñëw xeex Aïda Mbodj am na ndam. kon yow jàpp nga ne. Aïda Mbodj am na ndam parce que président de la république la. bu ko fàttee sa défi moom mooy gagné leen. président de la sama défi mooy gagné leen. mais ba tey neex na nag ba tey gagné naa parce que su ma àndul ak benn coalition. lu dul demal sama bopp ànd saxal liggéey rek dem nekk coalition defar listam demal boppam. ma campagne une semaine après moom borom réew mi di président de la république mu sentir ni dañ koy menacer mu woote ci bureau joxe xaalis joxe oto. ça veut dire que la peur a changé de camp. c'est terminé. première victoire xanaa deuxième victoire lay laaj. alors léegi Bambey mais première victoire moom dem na. ñu jàpp ne Bambey féete na boor. dama ne Sénégal Aïda Mbodj ci boppam. moo am ndam parce que campagne gu ma Bambey. waaw non moo tax ma campagne gu ma Bambey. moo tax actuellement campagne gu ma Bambey. fa ngay tëjee fa lay tëjee. alors am na le 27 incha allah. alors am na foo jot a jaar. taseeg askan wi. ñu nekk ci diggu nawet. est-ce que boo doon tënk tey li nga xam ne moom la ñuy wax ci seen xalaat ak sa taxawaay lan lay doon. dama leen di jëkk a gërëm. dama leen di jëkk a gërëm askan wi ma dajeel. parce que ñun Touba la ñu ubbee xëy dem Kaffrine le même jour ñu dem Koungheul le même jour ñu dem Koumpentoum le même jour ñu dem Koulibantang le même jour ñu teeruñu ko Koussanar avant ñuy tëddi Tambacounda le même jour. muy deuxième jour ba ñu xëyee Tamba
def nañ Tamba mais dañu dem Kédougou jóge fa dem Vélingara dem Kolda dem fanaani Ziguinchor bi ñu jógee Ziguinchor ñu ngi dem Sédhiou dem Bounkiling ba ñu ñëwee ñu dem Fatick dem. Fatick nan lañ leen fa recevoir. ba dee réception bu neex. ah bon. ah yow tam ñun dañoo gecc fi mu ne xam nga li xanaa kon étape Fatick moom moo tax la peur a changé de camp ba li am ci biir. ba ñuy woote pale. waaw ah yow tam dinaa teg sama baaraam foofu. ci Mbour. mais li ma bëggoon a wax ci ñi ma recevoir. mooy sant leen bu baax a baax. gërëm leen parce que ci nawet la ñu nekk am na ci ñoo xam ne ca tool yi la ñu jóge am na ci ñoo xam ne dafay taw ñu di ma teeru am na ci ñoo xam ne dañ doon xuus di ma teeru am na ci ñoo xam ne malgré difficulté yi dañu tenir recevoir seen leader. rassuré ma di leen gërëm di leen sant sama xel dal ci bu baax a baax man ak damay wax ci contrôle seen confrère RTS yi ma àndaloon. ñoom sañu ñoo émettre benn avis wante maa ngi ñoom ñoo gisandoo. muy ay population yoo xam ne ñun contrat bu bees bi ñuy proposé boole suñu expérience bi nga xam ne am nañ ko expérience de parlementaire nangul nañ ñu ko wante dama am benn note bu triste ci première semaine campagne boobu li ko boucler. moom muy Mbour. bi ma nekkee Mbour. maa ngi gërëm waa Mbour di gërëm Adji Gueye mi nga xam ne mooy jiite foofu ak ñoom Samba ak sama famille yu bopp muy Ami Mbaye ak famille yu Ndonga Ndiaye maa ngi leen di gërëm bu baax a baax ñu defal ma accueil bu extraordinaire ci stade Caroline Faye bi ñu toogee ba meeting bi effectivement di meeting bu rëy ci la benn journaliste ñëw déy ni ma am na tiis bu dal Mbour tey mooy stade de Mbour daf doon jouer di Demba Diop. te am na musiba ba 8 personnes dee nañ ci. ma am dilemme bi ma am mooy mënuma continuer affaire bi parce que yaay la dilemme bi ma am moo di mbooloo mi ñàkkul ko ci doomam nekk stade ba. te su ma ko waxee mën na jur lu nekk donc il fallait que ñu étudier ko te foofu nag maa ngi sant bu baax sëñ Gora Seye parce que wane na jikkoy kilifa diine. mat wàcc dal di def temps d'arrêt ne leen am na lu xew li xew nag lu yàlla dogal la xale yi dañ leen doon xaar mais dañu demoon wuti bi ñuy wuti tam ci turu Mbuur la ñun ñëpp nañu delloo suñu bopp ci yàlla te xam ne te muñ ak lu mën a xew rek ñu muñ. waxe naat daal waxe naat te loolu tam maa ngi déplorer seen confrères yi parce que bi ma nee xaar leen am na lu xew. ci saa si rek seen benn confrère nee na Aïda Mbodj dañ ko attaqué Mbour yàq nañ mitingam moo tax mu ne am na lu xew te man booba. maa ngi xënte nu may waxee waa Mbour ba mën leen wax ni ña demoon stade de Mbour. xanaa kooku nekk fa woon. xëy na peut-être loolu la parce que am na rajo bu ko taxaw di wax kay mu ni je t'assure absolument xaw ma rajo direct la ko doon déglu xaw ma. mais la mu wax baaxul te maa ngi leen di wax ne. yéen ñii seen métier dafa am solo. donc nañ leen ko respecté le parce que nag wax dëgg yàlla code de la presse am na de mais war ngeen a càmbar métier bi. di vérifier information yi yéen ñii war ngeen a auditer seen métier bi. di vérifier alors donc bref sëñ Gora ñaanal leen. ñaanal ñi fi jóge naap leen ñu dalal leen xel ma bëggoon jaale encore une fois waa Mbour. métti lu waat li xew. fustiger bu dee dafa am benn négligence wala benn violence boo xam ne dafa am amati nañ ko fustiger te faj ko nag buy yoon. faj ko ba violence na ci stade yi arrêté parce que li mbakkan dafa fort. dañuy profité sa jaale waale waa Mbour ak ñëpp ñu si ñàkk seen bakkan mais ñu jàpp ne que soxna Aïda nekk nga ministre de la famille ñu seetlu ne loo changé ci réew mi ba rayante bi fu nekk la bët bu seet ñu ne rey nañu nit. dóor mu daanu gor nañ ko lu xew ci réew mi lu ci soppeeku ba violence yi ci lu nekk la du ci politique bi du ci stade yi du ci kër yi finalement lan fan la sécurité bi nekk wala ban problème moo am. intolérance moo jeex. xol yi lu ci ne. intolérance moo jeex d'abord il y a ce qu'on appelle les duretés de la vie. même borom kër yi boo ñibbisee sa kër li tax jigéen ñi di jàmbaar su jigéen ñi tempéré wul
wala jigéen ji mokkul torop ku góor ki li muy jëkk xalaat rek mooy ki mu jëkk gis dal ci kawam te loolu violence conjugale yëpp moo koy indi parce que kooku day sonne fa mu jóge lañ ko jox jariñu ko dara bu seetee ndox ma koy xaar ca kër ga courant ba koy xaar ca kër ga lan ngay gis léegi boo nee sëriñ bi facture courant baa ngi nii rek mu ne réel la mbéj ki ko jox ndax métti ak jafe-jafe dëkk bi jafe ba pare nit ñi toléré te tuur ñu ba pare mécanisme yi ñu amoon ñun Sénégal muy waxtaan diisoo pencoo dafa jeex kenn defatul loolu dara demoon nañ ci sax temps wu président Wade boobu le ministre d'État Cheikh Tidiane Sy mooy le garde des Sceaux ñuy def ay maison yoo xam ne dañ doon def médiation sociale man mi Bambey bi ma nekkee maire délégué de quartier yi dama ne leen woon balay police di dem di am yoon ci ñun waa Bambey ak ni ñu dëkkee wala gendarmerie da leen def ay médiation dans les quartiers yooyu dafa mel ni nit ñi dañoo yàkkamte ñàkk réew mi metti ba nit ñi talatuñ ko ba pare léegi loo wax nit mu naqari ko intolérance xol yee xat nañu am na góor gu ne moom yàgg na daal jumbo yee yu ñëw ñuy lekk ba ñu baal ma ci publicité waaw mais peut-être moo non ci dund gi moo tax waxuma la dund bi mais dëkk bi tam dafa metti du de gis nga booy dox ci sa oto bu chauffeur bi klaxonné da ngay gis ku taxaw ci kanamam naan ko mais yow loo may klaxonné c'est-à-dire intolérance boo xam ne man dama ko seetlul sama bopp boo xam ne kenn mësu koo gis léegi koo waxal mu sànni la loxo koo def mu sànni la loxo ba pare ñu amatuñu benn référence bu ñu permettre ñu dellu ca te loolu xëy na yéen ci seen offre politique bi ngeen di joxe loolu la casting bi référence yooyu noonu war nañ cee bokk. waaw suñu offre politique bi surtout au niveau parlementaire am na yu mel noonu parce que déjà dañuy wax kumpaa ngi day na ñay man ci 11e législature bi ba ci 12e bi am na lu ma doon def li ma doon def moo di lu xew assemblée dama koy génne bu ñu defee vote budget ba pare damay génn def ay fora yoo xam ne damay dem ci ñoom ni leen lii lañ voté les grandes décisions de l'État lii la woon lii lañ def bu dee Dakaractu am na lu leen intéressé man leen fan yii kat wote nañ code de la presse lii lañ fa tënk nga xam ne yow mi nekkul assemblée di nga xam lan lañ fa def te loolu itam dafa bokk ci liy tax nit ñi intéressé wu ci li ñuy def parce que kumpaa ngi day na ñaay alors est-ce que du loolu moo tax aussi que état voté budget assemblée moo koy votel ne Bambey fas yéene nañ faa def lii defar tali bi jëm ba ndàngal ma wala war nañoo defar forage bi nekk fële ci booru Kër Samba ñu toog gis ñu loolu est-ce que du loolu yëpp moom la ñuy boole muy naxar sippi ko ni nga xam ne moo di yéen acteurs politiques yi. non ñoom président Macky Sall ñu ko fal réccu nañu parce que moom bi muy campagne dafa yore benn L200 def fa xeeram yu bari teg fu nekk mu promettre fa biñ ko falee fal mu jël L200 boobu fu nekk mu teg fa benn xeer pose première pierre ñu def ko en grande pompe nit ñi toog nañ ba ci 5e année bi gisuñu dara mu toxal daal di leen élection présidentielle dootul 2017 mais élection yii muy élection législative ñooñu mu promettre woon ba tax mënula dellu si ci ñoom 2017 mais nañu xam ni kii waruñu ko jox majorité parce que suñ ko joxee majorité day gën a yées 12e législature bi parce que majorité boobu moom mooy buur di bumi moom mooy def au moins 2 ans yi permettre leen Sénégalais ñu toogal leen assemblée ak une majorité confortable ñu toogal leen assemblée surveiller leen gouvernement bi pour que li ngay wax loolu détournement d'objectif la natt dara daal ni dama koy yóbbu Bambey muy 100 milliards Bambey amul 3 milliards détournement d'objectif la contrôle moo ci laaj te loolu assemblée koy def loolu moo tax may laaj te pour que assemblée def ko il faut que ngeen def fa yéen seeni député pour ñu contrôler leen bu leen fay def député Macky Sall def leen fa seen ay député yoo xam ne yéen a leen di jox majorité bu ko defee député yooyu mën leen a contrôler leen mën leen a seetal efficacité de la dépense publique lan mooy yell
nga xam ne kenn du leen jëlal seen xaalis defal leen ko ci TER bàyyi machine ba ca la dante bu boobaa dinañ def yëf yi par ordre de priorité. bu boobaa dinañ leen seetal l'effectivité de la dépense est-ce que la ñu nattoon def nañ ko muy dépense dinañ seet efficacité dépense bi est-ce que dépense bi kii dinañ leen defal ordre de priorité loolu yëpp député mënal nañ leen ko doole légiférer. alors te bu boobaa yéen lañ fay nekkal parce que dañ ne ñun dañ bëgg a jël citoyen bi def ko au cœur de la vie parlementaire. maanaam citoyen bi nekkoo député mais yow mi nga xam ne yaa yónni député bi nga xam ki nga yónni d'abord loolu moo tax ñu bannir les coalitions nga xam ki nga yónni. ba bu ëllëgee parce que Benno Bokk Yaakaar tey téeméeri parti juróom fukk kan moo ciy revendiquer la preuve ña ca nekkoon te génn tey maanaam les nouveaux opposants te génn tey dañuy salanglu daal ni man bokk ma ca woon alors que ñoo nekkoon ci digg bi. alors ñoo nekkoon ak moom ci digg bi dafa doon ñoom mais à quelques encablures des élections ñu rocceeku génn daal di man de bokk ma ca parce que xam nañ ne baax alors que ci rek parce que yéen a ko def yéen a jël ay coalition ñu gurgurle leen rek amuñu visage tey su ma toogoon ba 2019 2 ans de législature ñu toog ba 2024 ngeen ñu toog ba 2022 ñuy bëgg législature bi di jeex mais su ngeen ma joxee majorité di ngeen ma ne ràtt poñe ni ma yow kat ne woon nga da nga ñuy jël ñun ñi la woteel def ñu ci digg assemblée lu fa xew ñun ñu xam ko yow kat ne woon nga kenn dootul absenté parce que am nañ ay faj ci loolu yow kat ne woon nga lu ñu nattati pour benn dëkk day dem ca dëkk ba su dul loolu di nga ko contrôler te di nga ko faj mais parce que bu ñu indee loi d'orientation yi xam nañ lu ñu koy tëral alors loi de règlement yi xam nañ lu ñu koy wote bu boobaa di ngeen mën a ratt poñe mais léegi ak coalition ku ngeen di poñe nit ki day dem ba ca biir rek mu daal di rocceeku. ba léegi presque waxtu bi jeex na ñu jàpp ne que bu ñu xoolee ces stratégies de communication ci Benno Bokk Yaakaar la yeneen coalition yi dafa mel ni bokkuñu ci say adversaires politiques bu ñu koy seetlu. non parce que nag léegi laa koy wax ñooñu na ku nekk am rek. Bennoo daal moom moo fi def preuve incompétence ñeneen ñi mënuma leen a waxal dara. li ma leen mën a waxal mooy dañoo bokkoon ci coalition ba mu neex leen ñu génn ni bokk ma ca man dama leen di wax fii ni ci lañ dama leen wax fii ni ñoom ci lañu bokk. voilà et que danger coalition yi mooy loolu. xanaa dernière question rek boo ma ko baalee balaa ñu koy mu répondre rapidement dama ko bëggoon laaj rek ndax honorable jot na carte d'identité ak carte électeur am. waaw man jot naa ko parce que nag ñun wax dëgg yàlla teel nañoo ci jublu. ñu teel ñu koo jox parce que dañoo xamoon ni bu ñu langalee tuuti rek. duñ ñu ko jox loolu it nag problème la. parce que nañ ñu wax nag d'ores et déjà ci dernière semaine bii est-ce que dañuy voter récépissé yi wala duñu voter récépissé yi parce que nag nit ñi jotuñu seen carte d'identité te foofu nag la nguur gi bëgg a jaar pour indi fraude ci élection yi. ñu ngi lay gërëm Soxna Aïda Mbodj di gërëm Alioune Badara bi ñu bokkaloon plateau bi di gërëm itam kii nga xam ne moo di Sëñ Saliou nekk ci régie bi caméraman yi Bamba Sele di leen dox daje incha allah. Sëñ Saliou bulletin baa ngi ne. waaw kon nag gisandoo ko ñun ñëpp ñoo ko gisandoo. bu leen fàtte baar bu weex bi. merci ak tagal bi.